salaamaaleykum mbokku sénégalais yi nekk fii ci Italie seen xarit Baye Diouf sur rajo defaral suñu bopp muy ñëw tey di waxtaan ak yéen ci élection yi ñu génnee te wax dëgg yàlla mu am changement yu mag yoo xam ne dina marqué doxalini réew mi loolu nag soo gisee ñu def ko parce que ñun defaral suñu bopp lañ wax te lépp lu xew ci réew mi rek ñu fiy dund di fi liggéey yore fi njaboot dafa war ñu waxtaan ci jox ci suñ point de vue pour xool njëriñ li nga xam ne mën nañu koo amal ak taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war taxawee looloo tax tey ñu invité wax dëgg yàlla suñ benn mbokk bu tudd Cheikh Tidiane Gaye Cheikh Tidiane Gaye wax dëgg yàlla écrivain la taalifkat la waaye aussi dafa lancé loolu ñuy wax le grand prix de poésie tuddee ko Léopold Sédar Senghor fii ci Italie ba noppi wax dëgg yàlla ñu gis ne yëngu na trop ci mbirum doxalini dëkk bi mu dëkk di Arcoré ndaxte moom conseiller communal la li moo tax mbokk yi ñu invité ko bëgg a wax donc sur ñaari point benn bi mooy gis nañ parti bi nga xam ne moom la ñuy wax Lega te Matteo Salvini jiite ko moom wax dëgg yàlla moo ëpp doole léegi ci parti ci mbirum politique fii ci Italie parti yëpp moo leen raw bu sori nag ñaareel bi mbokk yi gis nañ ne ci élection yi ñu génn doomi africain yi doomu sénégalais yi gis nañ wax dëgg yàlla ñu ci bëri nekk candidat muy di fàttali rek ne élection européenne la woon waaye dañ koo couplé ak élection communale yi yenn dëkk lu toll ci à peu près 3500 communes doon nañ def tamit seen élection pour nommer seeni maire gis nañ fa tamit wax dëgg yàlla suñ mbokk yu bëri xale yeeg jigéen ñi yëpp nekk candidat pour nekk conseiller communal ci communes yooyu loolu lépp lañ bëgg a analyser tey indi ci waxtaan ak Cheikh Gaye donc pour indi ci daal ay leeral pour wax ci loo xam ne dina mën jëriñ nit ñi parce que nag réew soo fa nekkee ba am fa nationalité yore fa jabar yore fa doom di fa liggéey da nga war yëngu bokk ci réew mi ñàkkul ne suñ ci waxtaanee tey dina am njëriñ loo xam ne dina ko amal suñ mbokk yi waaw waaye nag balaa ñuy commencer rek damay dalal Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax Baye Diouf di la remercier ci invitation bi ma invité tey. di remercier tamit suñu mbokk sénégalais yëpp yi nga xamante ne ñuy déglu di ñu suñu jërëjëf. waaw Cheikh donc comme ni nga ko xamee élection yi ñu génn muy élection européenne ñu couplé ko woon ak élection communale pas commune yëpp mais quelques communes fii ci Italie di fàttali ne rek yow yaa ngi nekk commune de Arcoré ñi xamul Arcoré ci weti Milan la nekk mais Arcoré li tax mu gën a siiw moo di ne ki ñuy wax Berlusconi foofu la yore woon këram palais bu mag waaw léegi donc Cheikh gis nañ ne yow donc ci Arcoré googu conseiller communal nga ba noppi di yëngu ci mbirum poésie ñu bëggoon rek di la laaj ñaari question benn bi mooy doole ji nga xam ne Matteo Salvini léegi jiite la Lega am na ko fi waaye aussi ñu gis suñ mbokk yu bëri nekkoon candidat ci élection yi xam naa ne ci ñaareeli question boobu laa bëggoon ñu commencer nga wax ñu rapidement rek nan nga gisee participation suñ mbokk immigré yi naam gaa nekkutuñu immigré parce que réew soo fi nekkee ba mun a nekk candidat ca waa réew ma nga bokk maanaam italien lañ ñu bëggoon la laaj rek sa point de vue ci nan nga ko gisee ci participation boobu. waaw jërëjëf Baye Diouf laaj boobu ni naa ci tontu. mooy que tey ñu dañuy gis suñu mbokku africain yi mbokku sénégalais yi ñi nga xamante ni wax duñu africain. di déposer seen candidature comme man ni ma ko defee woon. ma wax ko rappelé ko ñu bëri man 2011. déjà candidat laa woon ak Giuseppe Milan yàlla dogalul ma dugg. damay vote nag takkuwul ça dépend parce que population Milan bari naa ñuy voté mais j'avais 145 voix. sama liste muy liste civique ak Giuseppe. ñaar ñoo ci génn dugg ci conseil municipal Milan en 2011. ki ci ëppale vote mi ngi amoon 1000 yu teg tuuti. ki ci topp am 400.
candidature ci première échec parce que yaa ngi koy doog a def amoo ci expérience xamoo fooy teg sa tànk dëkk bi xamuñu la defoo benn activité ça devient difficile xëy na geste bi nag ci benn côté rafet na mooy que boo nekkee ci dëkk dañ ni nga fay defee lépp dëkk fa di contribuer ñuy dem ba di tànn ñi nga xamante ni ñoo war a jiite askan bi te yow nga am qualité yi am préparation bi am background bi comme ni ñu koy waxee war da mën a déposer sa candidature ñaan yàlla bokk ci ñooñu nga xam ne dañ leen di tànn pour yow nga mën a représenter surtout sa askan war a mën a contribuer def ay proposition pour dëkk boobu mën a jëm kanam defe naa ni objectif boobu man moom laa amoon objectif boobu aussi ñi nga xamante ni dañuy déposer seen i candidature objectif boobu la ñu am mu nekk nag objectif boo xamante ni objectif bu am solo la objectif bu baax la am na nag benn problème bu ndaw des fois bu ciy nekk problème bi ciy nekk mooy que ñaar la sax laay wax benn bi mooy ñun le plus souvent ñi ñuy faral di àndal ñu koy wooye la gauche naan ko en italien sinistra bi daf ñuy utiliser mooy que le plus souvent objectif bi mooy nañu jël benn nit ku ñun wala nañu jël benn sud-américain ñu dugal ko pour wane ni que ñun am nañu benn couverture étranger sans pour autant ñu xool ki ñuy dugal ci liste bi kan nga xool ay qualité am xool passage am parcours am ak yooyu yu bëri ñu ko di xool de telle sorte que bon ñu bëri mën nañu déposer seen candidature tey jii bu ñu xasee dugg biir conseil municipal sax xamuñu réellement lan mooy doon waaw donc moo tax kuñ ci proposer aussi nga dugg ci liste bon nga étudier ko daal xool ko bu baax a baax parce que politique dafa xaw a doy waar te ku nekk ak ay objectif boo xasee jóg ndax tout à fait léeg-léeg ñu jël la dugal la fekk na boobu seen intérêt li ci nekk rek mooy que pour yow nga dajale say mbokk ak ñi ngay àndal indil leen même bu doon 100 votes sax nga indil leen waaw man je trouve ni que nag du nekkul lu correct comme niñ ko nekkul lu correct nekkul vraiment lu correct bon am na ci nag ñoo xamante ni aussi am nañu préparation bi déposé nañu seen candidature yàlla dogalul ñu dugg ok waaw Cheikh xanaa rek kooku kenn mënu ci dara xanaa rek ñu fàttalil ne ci élection yi bon bien que communal yi am na deuxième tour jeexagul mais ñi candidat woon yëpp gisuñ kenn surtout ci population d'origine africaine bi ak sénégalaise bi gisuñ kenn koo xam ne jàll na ci européenne yi di war a dellu si rek ci li nga wax moo di ne mbirum élection ci réew mi nekkul lu yomb te yeewu rek nekk candidat ci élection nationale pour man vraiment nekkul loo xam ne lu mën a jàll la lu ñuy wax rek c'est un peu folklorique wala colorer les listes ni ñu koy waxee su fekkee loolu en général dafa mel ni loolu la mu nekk loo xam ne nag war na fi jóg mais Cheikh est-ce que yaakaaroo ne nit balaa muy am benn parce que nag mbirum politique la ñuy wax mooy mbirum audience maanaam nit ñi xam la te nag foog naa ne fa nga dëkk su fekkee ne musoo faa am xam waa dëkk ba xamuñ la ko yaakaaruma waa réew mi dinañ la xam donc est-ce que nekkul ne parfois nit ñi dañ dul am base commencé liggéey foofu fañ dëkk. waaw loolu tamit ni nañ ci mën a waxtaan bu baax a baax xam nga politique. moom ak sport ñoo yem moom ak yeneen discipline yi ñoo yem. gis nga boo entraîné wu. doo daw. doo def 400 mètres wala nga yeewu def 15 kilomètres. dem palestra ba jàpp. mais entraîneur bi mënu la jël dugal la ci terrain bi boo dawee 10 minutes di lay génne parce que amoo condition physique amoo benn préparation. donc ce qui fait politique muy Sénégal muy fii fépp a yem. mu ngay militer ci parti pendant des années nga yàgg fi. construire benn parcours. xam bu baax a baax nu ñuy organiser campagne électorale. xam bu baax fan ngay teg sa tànk. togg ko ba mu ñor comme ni ñu koy waxee. après nag nga doog a mën a commencer fël déposer sa candidature commencer di mën a def benn par benn ba mën a am accès pour mën a dugg ci conseil municipal wala conseil régional. gis nga mën naa joxe exemple yu bëri. maanaam dafa xaw a doy waar. waaw. ñu bëri dañuy wax jël exemple ci sunu mbokk africaine boobu nga xamante ni mooy nga xamante yàlla def na ren élection européenne yi duggul.
jàllul muy Cécile muy dafa sës. yàgg ci biir parti démocratique. dafi milité pendant des années et des années. ñuy waxati mu bokk ci ñi organisé woon comité 1er mars. di ko piloté. fa mu dëkkoon Modena conseiller provincial la woon. donc conseiller provincial ci province Modena. ca la bokkoon. fa la bokkoon. waaw moom déjà xamoon na lan mooy nekk ci biir conseil. am fa rôle bokk ci commission yi xam na ko. ñuy waxati mu bokk ci bit yi. pendant des années bi nga xamante ni dem nañu ba mu def parcours am ba Italie ñëpp dégg ko. bi ñu demee ba ñu ne elle est ministrable ñu jël ko jox ko takkal ko ndomba tànk ni ko da ngay nekk ministre. avant ministre bi sax député ko. exact automatiquement mu nekk ministre après dem élection européenne dugg def fa 5 ans ren yàlla dogal mu dugg mais un parcours yow yaay xool ban parcours nga bëgg nga topp ko nit mën na nekk ci commune. exact mag wala commune bu ndaw di liggéey ci biir commune bi. te du nekk sax conseil municipal. xam nga politique nit warul jóg rek xëccu ñi dafa bëgg pour ñu fal ko mu nekk dara. liggéey politique métier bu noble la. damay joxe benn exemple rek ci suma cas biir Arcoré. man bi may dugg ci biir conseil municipal bi c'était en 2016. man en 2015 avant 2014. maa ngi liggéey ci territoire bi di organiser des débats culturels. waaw. di organiser la journée mondiale de la poésie. di inviter assesseur ak Sindako bi. parcours journaux yi lu ñuy def dañ koy publicité. ñu dëkk ci dëkk bi xam nañu man maay kan te boobu politique ma déposé wu ma sama candidature. exact ba yàlla ni mu def bi ma demee ba fondé prix littéraire u dëkk bi. Arcoré seen prix littéraire man maa ko fondé. Arcoré musul am prix. donc lu tax ma joxe exemple boobu mooy que yow xoolatuñu sa der bu ñuul ñoom ñi ngi xool bi ma déposé sama candidature. ñu bëri dañ ma doon wax naan ma mais yow de ci ñi lay votel du ñu bëri parce que Brian Solo yi dañoo raciste. wala leen non mais xaw ma yàlla rek moo xam. exact mais ñun liggéey nañu ci territoire bi. mais j'étais la 2e personne bi ëpp vote ci sama liste. foofu ci commune bi. waaw donc man lu tax ma joxe exemple boobu. mooy que na ngay dessiner benn parcours nga nekk ci parcours boobu ngay liggéey. mais comme sànq exemple bi ma joxee genre métaphore boobu ma joxee. illustré ko. yow mënuloo jóg rek déposer sa candidature te dëkk boobu foofu nga nekk construire moo fa daal. exact maanaam construire fa mooy participer ci dëkk bi. waaw na ngay nekk ci dëkk ba di construire sans pour nga bañ a xëccu dara. waaw. waaw boo demee nag ba nga xam construire ba nit ñëpp teg ci seen bët ba mu leer la ne yow mii kat liggéey nga fi te liñ fi def kenn mënu koo dindi kenn mënu ko wetti. pour déposer sa candidature il n'est pas dit que na ngay dugg parce que dugg yàlla rek mooy tax. tout à fait. mais am naa yaakaar ni que nit lu mu nekk di fa sonn di ca def dara. pendant des années yàlla du ko neenal. tout à fait. yàlla du ko neenal. léegi Cheikh mu nekk la ngay wax dëgg yàlla ànd naa ci génn parce que nag politique du poste bi rek la nit yeew war a uti nit dafa war a nekk conséquence liggéey boo xam ne yàgg nga ko def fa nga dëkk nag ngay commencé waa dëkk ba xam la ba yàlla def un jour waa dëkk ba wóolu la presque ñoom ñoo lay pousse pour ne la déposer sa candidature. Cheikh mu am beneen mbir bu ma bëggoon wax mais gis nañ ne candidat africain yëpp dañ leen di orienté wala immigré yi dañ leen di orienté pour le public immigré te public immigré bi wax dëgg yàlla seen doole bëriwul te ñi ci am nationalité bëriwul est-ce que yaakaaroon ne képp koo xam ne da ngay nekk candidat ci élection yi da nga war dem di fréquenter le public majoritaire muy le public italien autochtone bi ñu fekk ci réew mi. parce que nag nekkul ne immigré rek wax immigré nga war a wax war nga wax waxi dëkk bi nga dëkk wax culture bi waxi social bi yëngu ci leneen bañ a yëngu rek ci mbirum immigré nan nga gisee loolu. waaw xam nga foofu tamit laaj bu am solo ngi noonu. gis nga Baye Diouf. waaw. dañu war a fonk suñu bopp. tout à fait. gis nga tey ma jox la benn exemple bu ndaw gis nga étranger
étranger yi am nationalité nekk biir Milan. nekkoon naa Milan xam naa Milan politique naa Milan ba tey maa ngi ci Milan di fa politique. bien que maa ngi Arcore. yenn kii bu amee Milan dama ciy participer. ñu fàttali la Arcore rek Milan ñoo bokk ñoo takkaloo waaw. voilà exemple bi ma mën a joxe. tey bu étranger yëpp manko woon nekk benn. chaque élection communale bu jotee nañu am ku leen mën a représenter ci biir conseil parce que sénégalais yi. yeneen xeet yi am nationalité te dëkk biir Milan dañoo bari. mais problème bi mooy que étranger yi ànduñu. chaque année chaque vote. waaw bu ñëpp àndoon nekk benn. waaw. parti yi nañu dugal chaque élection parlement italien na fa am ay étranger yu fa dugal. ñàkk ànd boobu. daf ci manqué lu bëri bëri. tournée aussi ñun tubaab bi nga xamante ni ñooñu war a mën a jàppale di ñu fréquenté man dama koy wax parce que bon comme dafa jot ñu wax ko nañ ko wax. tubaab yi ñuy gën di fréquenté. élection bu jotee ñu ci bëri duñ ñu ko def. waaw waaw loolu. bi naan la damay dem Afrique dama ko bëgg a xam di fréquenté booy def say am na ci ñoo xamante ni. bëgguñu sax yow nga am succès ci li ngay def. maanaam dañuy naxanteeg ay problème yu bëri xëy na buñ koy gérer di ko lim par benn sax détail. ndax na ngay gis koo xam ne dañ koy tudd man mën naa joxe ay exemple yu bëri yoo xam dañ leen xam. bi ñu déposé seen élection seen candidat ci élection régionale. vote yi ñu am bari na ci bët. mais en réalité vote numéro boobu ñu am waroon nañu am lu ko ëpp. exact tout à fait. waaw parce que liy indi loolu mooy étranger yi ci seen bopp. am na ci ñoo xam bi du sax voté intéressé wu leen. bien que ñu nekk seen nationalité. tubaab bi aussi tamit am na ci tubaab yoo xamante ni du àdduna du neex ba ñu jox la seen carte de vote parce que dafa am vote bu ñuy wax vote idéologique. exact. waaw xam nga ki nga xamante ni dafay dépôt di politique. ba c'était tout. mais moo xam ci gauche bi la moo xam ci droite bi. dafa am ay enveloppe am yoo xam moo ko moom ay votam la. ni ma ko mën a limee mooy que moom xam na ni que bu déposé candidature sur Milan am na 2000 personnes italiennes yoo xam moom la ñuy vote. ndax lu tax ma découvrir loolu en 2011 man dama mën sama benn xarit. waaw. koo xam ne sax yow sa bopp xam nga ko. ndax sama xarit la sa xarit la. waaw. mu ne ma Cheikh xam naa sa sérieux bu baax mais du ma la votel parce que sama vote diw laa koy jox. est-ce que. ma ne ko lu tax mu ne ma parce que ak ay yu bëri da koy def suñu koñ ñooy ànd ñu dëkk àndu ñu ñoom mais loolu la ma mën a wax pour rafetal. tout à fait. donc ce qui fait ñun suñu politique fii ci dëkk bi dina metti trop. dina metti mais pour dellu si suma question bi nekkul ne immigré yëfi immigré rek wala public wala fo électeur immigré rek nga war a dàkki war nga dàkki aussi électeurs yi ëpp mooy italien yi. voilà moo tax nag ma ne la loolu liy indi loolu. mooy que il faut nga liggéey ci dëkk bi nga nekk ba tubaab bi teg ci bëtam. xam ne yow mii kat na nga doon liggéey te boobu politique gu la. waaw saa yoo demee ba dugg ci politique nag lu bëri na commencé wàññeeku benn sympathie bi am ci yow dana commencé wàññeeku parce que ki nga xam ànduloo gauche bi gis nga nekk ci gauche bi di liggéey bu njëkk ba comprendre woon parce que boobu politique woon peut-être dana am ci yow benn estime. mais bu demee ba xam ni que yow mii ci gauche bi nga nekk moom bëggul gauche bi mu am beneen lu mu gis. tout à fait. donc politique mooy indi genre xajam yooyu ci rapport dafay am nag. bon mais n'empêche ñun dañuy dem ak suñu idéologie parce que lu ñu gëm lu ñu bëgg la. donc du may conseiller samay mbokk africain surtout samay mbokk sénégalais. te nekkoon ay candidats bu ñu bàyyi. mais nag nañ ko liggéey. ku yàgg xëcc na mu sa dakk. waaw nañ ko liggéey. léegi nag li ci des nag moom mooy élection yi weesu na. yàlla def na dugguñu. mais ñoom dañu war a continuer. di xool nag léegi nan la ñu war a mën a liggéey ci territoire bi ñu nekk. fa ñu am seen résidence. pour tubaab bi gën leen xam ñu fay def ay activités. te activités yi bu mu nekk rek ci activité d'immigration. waaw parce que booy def activité ci immigration te nga nekk immigré c'est vrai que war nga ko def kenn la ko tere parce que loolu nga mën a indi comme contribution. mais su fekkee yàlla def na aussi nga am yeneen qualité am beneen parcours am beneen préparation bu nekk ci yow. mën nga def yeneen i
tout à fait man sama toujours damay jël exemple ci man. yamuma rek ci immigration. donc samay intervention débat sur la poésie invité ay professeurs ñu ñëw ñuy jël livre expliqué ko ainsi de suite. et puis tu parles bien l'italien na nga koy wax. waaw donc li ngay wax ñoom xam nañ ko. loolu te na gën a tax ñu naw la. waaw jàng làkk bi. xam nañ ni ay kilomètres nga def ba ak seen dëkk. bokk ak ñoom ci thème yoo xamante ni ñoom thème yooyu la ñuy affronter. nga mun cee bokk xel mu rafet contribuer ci ni dañ lay gën a naw. tout à fait mais su fekkee ci immigration rek lañ ko bëgg a teg. waaw dem ci redondant ça devient redondant. et puis waxuma dara sax mais kooku aussi ma yokk ko ci. parce que lu am solo la gis nga na nga xëccu dara ba jot ko man ci biir conseil municipal bi damay gis lu bëree bëri. yàlla daf ma dimbali aussi non seulement conseil municipal là mais chef de groupe la sama groupe 3 la. waaw may porte parole bi. d'accord. mais gis nga boo amul benn préparation bi boo duggee ci conseil municipal da ngay am problème. da ngay am problème parce que da ngay am problème parce que. des choses. boo duggee nekkul ni da ngay dugg rek toog noonu di voter parce que da ngay war a jël da ngay war a wax. ngay bokk ci commission yi tey jii par exemple bu ñu jëlee Massamba wala ma dem. ñu dugal ko ci commission bilan. su fekkee ni que yow sa xam-xam naccul ci bilan. ça devient difficile. Oui, ça devient difficile. Ça devient très difficile parce que mënuloo lire un état. Tout à fait. ñu jox la bilan nga war ko mën a lire war ko étudier war ko mën a xool bu baax fan la problème bi nekk dépense yi ñuy def ak ainsi de suite nga war ko mën argumenter. Ça devient difficile. waaw Cheikh. moo tax lu métti la nag dafa xaw a métti. waaw Cheikh ma résumé rek proposition yi nga xam ne moom lañ fi wax moo di ne sunu participation ci politique bi daf ñoo war waaye nag dañ koo war préparer maanaam fa nga dëkk nga commencé waa dëkk ba xam la ngay bokk ci mbirum dëkk ba ngay yëngu waa dëkk ngay yëngu nag su fekkee ne immigré nga bañ a yem rek ci mbirum immigré waaye aussi problème yi dëkk ba comme ni nga ko waxee yow yaa ngi yëng ci mbirum culture dem nga bañ créer le grand prix de la poésie de la ville d'Arcoré boo xam ne musul am Arcoré ñetteel ba moo di wax dëgg yàlla di wax ak italiens yi nag mooy làkk bi na nga ko mokkal na nga ko jàng na nga ko mokkal bu baax ba noppi nag comme ci conseil communal lañ wax mbirum ni commune yi di doxee technicité bi war nga ko am war nga koo jàng war nga koo am loolu mooy wax dëgg yàlla foog naa ne suñ xale yeeg suñ mbokk yi suñ jigéen ñeeg góor ñi loolu wax dëgg yàlla war nañ koo déglu bu baax parce que nag yeewu rek di wax mbirum immigré ci ay réewu jàmbur dafa doy waar dafa mel ni yow immigré yi rek a tax ngay naam gaa war na la waaye nag waroo yem ci loolu foog naa léegi Cheikh ñu jàll ci ñaareeli question bi ñaareeli observation bi nga xam ne bëgg nañ ko def moo di ne élection yi parti légat ki ñuy wax Salvini nekk ministre de l'intérieur moom moo gagné moo nekk première parti fii ci Italie évidemment ñu bëri nag dañ koy jiiñ anti immigration maanaam bëggul immigré yi waaye nag su yàlla defee italien li ëpp ci italien yi wooteel ko maanaam ñi woote woon presque ñett yoo jël benn ba moo ko wooteel loolu lay niru donc plus de 30% presque 35% am na ko ci élection yi kon nag su italien yi faralee Matteo Salvini képp ku nekk ci Italie bëgg fee am jàmm da ngay accepter loolu nga ànd ak Matteo Salvini nekk nga ñàkk ànd ak Matteo Salvini moo ci am ndaxte wax dëgg yàlla mooy ki nga xam ne moom la italien yi gën a wóolu fi mu nekk nii léegi mu mel ni rek ne moom Matteo Salvini ñëpp xam nañ li nga xam ne mooy philosophie mooy idéologie moo di ne nañ gën a toppatoo italien yi bañ a jox doole ñeneen ñi nekkul italien ci réew mi muy loolu muy wax prima Eglise Italiani loolu lay wax maanaam moom daal italien yi la mooy soxlaam leneen nekkul soxlaam ñëpp xam nañ ne aussi
migrants yi doon jaar ci géej gi ñu xeex loolu la ba tëj bunt yi ak yeneen ak yeneen xam naa ne liñ koy jiiñ mais dama bëggoon rek Cheikh nga wax ma sa première observation ci victoire yi Matteo Salvini ci élection yi. waaw xam nga kooku analyse bu xaw a doy waar la. waaw. mais dafa am foo xamante ni fa lay tàmbalee mu nekk point de départ sama raisonnement. gis nga dañuy vivre le 20e ñu ngi ci 3e millénaire. waaw. dafa am benn crise d'autorité bu am dans le monde. du Italie rek. ñiy diriger tey monde bi boo demee ba xool président de la république. nga xool premier ministre. lu ñuy gën di dem boo ko remarqué da ngay sentir ni que ñiy jiite àdduna bi. bokku ñoog ñi nga xamante ni ñoo ko doon jiite ay at ci ginnaaw. ci seen parcours académique ci seen profil ci seen charisme ak lu mu mënti doon. Italie tey mën nañu ni dafa tumuranke leader. ñaar ñi ñuy jiite tey muy Matteo Salvini ak Di Maio. waaw. ñooñu ñaar ñëpp di ñu jiite seen parcours yëpp pratiquement mosuñu liggéey dans leur vie. ok. mosuñu liggéey. xamuñu sax lan mooy nekk opéraille wala impiegato. liggéey yi fin du mois nga jot sa salaire mais xamuñu ko. lu tax ma joxe exemple boobu mooy que dafa am lu ñuy wax ci politique ay discours populiste. discours populiste. xamante ni tey. waaw. populisme bi ñuy utiliser bi Matteo Salvini di utiliser naan prima gli italiani. tey mi ngi meloon ni tey bàyyi man ak yow ñu jël suñu saag rek ñu ngi Sénégal. dajale jeunes yi commencé di indil ay discours yoo xam wane ni que li ngeen di sommi liggéeyu leen parce que libanais yi ñoo ubbi fii ñoo fi nekk. nañu dàq étranger yi ngeen mën a jël lépp liggéey. xam nga dafa yomb nga jël problème mu dëkk mu am problème mu économie. nga dem campagne électorale tuddoo ko. nit ñi liggéeyuñu. jël ko partitionné bi muy taux de chômage bi ni mu toll dafa bari. nga def sa campagne tuddoo ko. yow lenn rek ngay campagne muy immigration. te immigration moo tax ñu voté. mais ñëpp xam nañ ni que discours boobu mu def moo convaincre yenn italiens yi ba italiens yi voté ko. exact. waaw léegi kooku amul solution. solution bi ci nekk mooy lan. waaw bi li mu war a intervention bi mën def te def ko. te problème boobu problème culturel la. waaw. mooy que dañ ni su fekkee ni que da ngay jiite dëkk. da ngay yar waa dëkk ba. kenn yaru leen. yar bi mooy lan mooy fekkee na ngay dund ak ñoo xamante duñu ay italien bokk ñoo ko yow xeet. bokk ñoo ko yow langue. bokk ñoo ko yow religion. nag leen di yar jàngal leen lan mooy nan ngay def pour dund ak koo xamante ni bokk leen aada bokk leen culture nga accepté ko moom mën la accepté. mais problème boobu du problème mu Italie rek problème mu France la même chose parce que résultat yi foofu France la même chose foofu parce que Marine Le Pen moo fa génn moom tamit. moo fa génn en tête waaw. kon analyse bu ñu koy def dañ koy defandool ci ñaari dëkk yoo xamante ni seen histoire bokkul sax wuute na. ndax France histoire bi mu am ñëpp xam nañ ko esclavage ak colonialisme. li mu nekk ci ay siècle ci Afrique. di ñu noot kenn xamul nu mu toll. te tey jii la ñu gën a bañ nit ku ñuul. nga jël Matteo Salvini. moom la même chose parce que fasciste la. fasciste la est-ce que bokkul étranger. waaw kon xam nga kon résultat bi tey bu ñu demee ba gis italien yi jël seeni carte dem jox ko Matteo Salvini. kon dëkk boobu étranger bu fay dund war na xoolaat boppam tey bu baax a baax xam ni dëkk bii kat am na lu fi yeewu loo xamante ni buñ ci jógul mën nañu indil problème. tout à fait loolu Cheikh bëgg naa ñu taxaw ci parce que nag soo nekkee ci dëkk bi gis ne njiiti réew ma nii la te changé na mu loolu mooy ña ko woteel changé nañ maanaam Italie nañ doon gisee immigration léegi changé na complètement
muy wax rek waaw muy wane ne rek ñun ñu fi nekk war nañ xoolaat suñ bopp bu baax de tey def nag waaw loolu moom foog naa ne message boo xam ne parce que intérêt bi mooy lii ñuy wax nit ñi jëlee ci xam-xam jëlee ci xam ci dara moo di ne donc suñ mbokk yi war nañ xoolaat bu baax ni ñuy nekkee ni ñuy taxawee ci réew mi ku fi bëgg a toog. waa xam nga sax résultat boobu ba léegi. ñun mën nañ koo joxaat beneen gis-gis. ñu ci amaat beneen gis-gis. beneen gis-gis bi ñu ciy amaat mooy. gis nga dafa am ñaari bloc yoo xamante ni xam nga yàlla lu muy bind ñaar la ciy bind. bu baax bi bu bon bi moom dañ naan lii lu bon la. yàlla bind ko dañ ñu koy tere. lu baax la ñuy digal pour ñu koy topp. boo xoolee àdduna ni mu taxawee ci ñaari yoon yooyu toujours lay taxaw le bien et le mal. exact. gis nga boo xoolee bu baax lu indi colonialisme avant colonialisme yi indi woon esclavage. tey ñuy vivre le néocolonialisme ba toujours dañ ñuy moom. boo ko xoolee ba xool ko ba étudier ko. toujours rek der bu weex bi mu indi problème yi am yépp ci monde bi. guerre yi ñoom ñoo koy créer ñoom ñooy xeet nit ñi ñoom ku dul bokkul ci ñoom ñu duñ la bëgg. waxatumaak nag tey boo defee campagne électorale rek wax dara lu bon ci islam nit ñi votel na. Italie foofu la toll tey ak Europe boo bëggee ñu votel la ŋàññal immigration ŋàññal islam. nit ñi votel. waaw mais loolu. question bi muy posé wu man. waaw loolu question bi muy posé wu mooy ñun ñi nga xam dañ fi nekk. di gis pays yi ñi koy diriger di signer ay accord ak suñu dëkk yi. di fa dem. ba ci wàllu économie te accord yooyu ñu koy signer. te du ñu xool kii di signer buggul suñu diine buggul suñu xeet buggul dikku ñuul ak yu mel noonu. jëlale naa sax religion bi ndax catholique bu ñuul bi sax. tubaab bi bu ko gis. tout à fait. waaw te muy vérité. donc yow li ngay proposer mooy suñu réew yi nañ lié accord yi ñuy am ak réewu européen nañ ko lié ak ni ñuy traité ñun immigré yi. waaw mais xam nga Baye Diouf mën naa la joxaat beneen exemple bu gën a sew. mais man bu ma la fekkee nga toog ma pes la. bu la neexee fayu mais boo fayiwul tamit na nga jóg aar sa bopp ba nga xamante ni bu ma yëkkatiwaatee sama loxo bi du agsi. tout à fait. waa léegi su fekkee ni que yow na nga toog di diriger dëkk. waaw kii jël volant parce que Matteo Salvini def na ko. signé ay accord bu ñëwee gëm loolu ne la non dañu bëgg ñoom kenn dootul ñëwati Europe na ñëpp toog. waaw. te boo tourné jaay ma ay armes. oui. boo tourné indi Enel. wala seen société yooyu nga xamante ni ñoom ñooy dem Nigéria wala yeneen dëkk di jël seeni gaz ak seeni pétrole. waa te yow respecté wu loo ma respecté woo sama xeet respecté woo sama culture te loolu ça ne date pas d'aujourd'hui. lu yàgg la. dafa metti mais nañ ko wax loolu moo indi esclavage moo indi colonialisme tubaab mosul respecté nit ko ñun. oui. waa léegi yow doo am fulla kon produit yi ngay consommer nga koy tànn. mais tey jii économie africaine yi bu ñu boycotté woon tey jii pays raciste yi. seen produit duñ ko consommer mais parti politique yooyu duñu mënatuñu am succès électoral. tout à fait parce que dina leen marqué négativement dina leen marqué bu baax a baax ci seen réew. waaw mais te loo xamante ni gouvernement mënu ko joxe parce que c'est pas loo xamante ni dañ koy wax du nekk loo xamante ni lu démocrate. tout à fait c'est pas démocratique nga ne da ngeen di boycotter produit tel dëkk. tout à fait. mais ñëpp xam nañ ni peuple bi am na liberté ni su ma neexee produit bi kat diw moom tel dëkk moo ko defar du ma ko consommer. tout à fait. am nga ci le plein droit. waaw tout à fait cher donc wax dëgg yàlla sa proposition boobu war na tomber ci noppi njiiti politicien Afrique yi waaye nag comme ni ñuy wax rek l'Afrique indépendance bi war ci Afrique ba tey dafa manqué foog naa ne loolu parce que franc CFA bi ñu ngi ciy wax ba ay populistes yi di ci jël muy mbir moo xam ne doy na war mais Cheikh léegi dama am na ñu dellu si ci nguuru Italie léegi général bi ñu ngi koy capitaine lañ ko doon ooyee mais léegi général na takk na ay galon est-ce que yaakaar nga parce que moom suy wax sax ci mbirum immigré ñi fi yàgg ñu mel ni yéen am nationalité italienne moom sax du leen di tudd bien que nag
ci partem bi am na benn africain bu nekk njiit muy suñ mbokk nigérian boobu nekk sénateur ci parti Lega Nord xaw ma ndax pour naxaate la pour ñuulal pour colorer comme ni ñu koy waxee mais moom duy wax sax ay projets yi amoon projet ay fonds pour l'intégration pour les immigrés yooyu yëpp presque dindi na ko fi mu nekk nii non seulement bloqué na pour kenn dootul dugg mais ñi fi nekk ba pare nan la ñu waxul benn yoon pour nan la ñuy fexe pour seen intégration ñu bokk ci réew mi gën a am doole mais aussi lu ci bëri da ko dëgëral lu mel ni demander nationalité léegi moom doom bu góor la fii ci Italie parce que non seulement daf ko yàggal maanaam ku fi def 10 ans da nga toogaat yeneen 4 ans muy 14 ans pour nga am nationalité gis nañ ne chiffre nationalité ren dina wàcc bu baax année yële passé jusqu'à 200 000 personnes doon nañ leen jox nationalité mais 2019 bi yaakaaruñ sax mu mot 50 000 personnes xam nga donc loolu day wane ne booleeg ci mbirum permis de séjour yi yu ci bëri dugal na ko fii mu gën koo dëgëral di wax ne rek est-ce que yaakaaroo ne moom su amee gën a am doole ñun immigré yi su ñuy wax immigré mooy ñi régulier ak ñi fi nekk italien d'origine étrangère est-ce seen nekkin fii ci réew mi dina du gën a métti. waaw mais du dañ. Europe du mës a changer stratégie. toujours am na camp boo xamante ni pro immigration la ñoom duñu sañoon. ñun dañuy prôner comme ni ñu koy woowee en français l'universalité des cultures. dañu bëgg toujours di dugal nit ku weex nit ku ñuul ku marron ànd nañu. construire une société. mooy les éléments moom mooy le parti de la gauche. ñi nga xamante ni les verts ainsi de suite kooku du mës a changer parce que idéologie politique moo demee noonu. am na ci nag parti yoo xamante ni ñoom ay conservateurs. ñoom ay conservateurs la. ñooñu tamit duñ ci mës a dugg. d'accord ku nekk li nga xam ngay def. tout à fait nii la mës a mel nii la mës a taxawee nii lay continuer. tout à fait. la question kay mooy ñun en tant qu'Africain. est-ce que mën nañ di continuer di vivre nii pendant des siècles. encore bu ñu suñuy doom ñëw suñuy sët ñëw ainsi de suite ñuy continuer ci genre système bu mel noonu. tout à fait. fulla bi mooy lan la ñu war a mën a toog concevoir ko. def de telle sorte que ñu dem ba mën a téye suñu askan ba ñu bañ a jaarati ci géej gi. te am aussi moyens yu ñu war a mën a liggéeyee ba duñu génnati di ñëw fii di sonal kenn wala ñu leen di am fu ñu leen di teg am lu ñu leen di xoolee. di leen di tooñ di leen di nu mu tudd ñu koy woowee di leen di joxoñ. di leen di joxañ waaw tout à fait. foofu la suñu dirigeants yi se trouve bien ne que tey kuy jiite Afrique. Ouais. am nga une grande responsabilité. tout à fait. waaw donc ñun liggéey bi yëpp je trouve bien que foofu lañ ko war a. foofu lañ ko war a baax a baax xam nga xëy na après buñ ci duggee sax mën naa ko gën a mën a expliquer. waaw. li gën a tax sax ñu nekk ci wàllu culture gi ci bind. loolu bokk na ci. tout à fait waaw Cheikh xam naa ne le temps malheureusement liñ ci mën a waxtaan tey dañ ci waroon jukki rek benn jukki di fàttali mbokk yi donc ñu ngi ci rajo defaral suñu bopp ñu ci ànd ak donc suñu invité muy Cheikh Tidiane Gaye nekk poète écrivain ba noppi nekk membre du conseil communal de la ville d'Alcoré près de Milan Cheikh gis nañ ne aussi ci troisième partie bi mooy li ngay yëngu ci dëkk bi man mi wax dëgg yàlla presque depuis 4 ans maa ngi koy suivre muy grand prix boobu de poésie nga tuddee ko Léopold Sédar Senghor te waa àddina bi yëpp presque fi mu nekk nii chaque année rek gis nañ ne ren bi ngay def remise de prix yi ñëwoon naa ci chaque année dañuy gis rek muy gën a màgg wax dëgg yàlla ñu bëggoon rek nga sànni nga wax ñu prix boobu nan la demee ak fan la toll fi mu nekk nii. waaw prix bi ñu ngi ko fondé depuis 2015. ñu ci jublu. bu fekkoon woon du woon Senghor tamit dañuy jël beneen tur boo xamante ni. ci wàllu poésie. di nekk sénégalais. ñun li ñuy œuvrer mooy sunu Sénégal parce que ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun bépp sénégalais. bu dund à l'étranger ambassadeur. boo yeewoo suba da nga war a def loo xamante ni lu jëmale sa réew kanam la. def de telle sorte que
Sénégal ba ñu bokk. ñu koy gën di ko dégg. liggéey bi gën a rafet. Senghor nag dafa am loo xamante ni daf ko liggéey bàyyi ko fi. ñu war ko valoriser. donc ñun bi ñu koy fondé man bi may am idée bi di ko fondé. xooluma ci ni que damay xaar état parce que état yow la état man la état ñun ñëpp la. tout à fait. loo war a def di def ko pour xaar un gouvernement mu la koy demander. tout à fait. prix littéraire boobu nga xamante ni tey c'est le seul prix bu ñu mën a wax boo xamante ni ci Senghor bu ay doomi réewam organisé. te muy continuer daaw am nañu le maire de Milan ñëw na assisté ko. fa assisté ko gis naa ko maa ngi fa woon. ambassadeur déplacé wu na Rome ñëw assisté ko. ma sàcc sax wax la ci émission bi. lu ñu xaw a metti la ñun bon on a évité bëgguñu ci def benn article binduma ci. ma ci dara. mooy ki nga xamante ni Paul Biya moom la téye muy Kanto. en 2017 mi ngi woon fii ak ñun. ok c'est un poète participé woon na ci prix littéraire bi. donc on a déjeuné ensemble ñu xamante bu baax. élection yi aussi bi ñu ne dañ ko boo gañewul et tout bon envoyé nañ ko suñu félicitation et tout. période bi téye nañ ko emprisonné nañ ko xëy na ñun mënuñu ci wax dara parce que bëgguñu aussi dugg ci cadre boo xamante ni du suñu réew. suñu problème. mais pourquoi ma joxe exemple boobu mooy des autorités des professeurs d'université yoo xam ay écrivains lañu. des professeurs dans les lycées fu ne la ñuy participer. tout à fait. donc ñii ñëw pratiquement ay profil la yoo xamante ni dañu am benn parcours académique bi sont de grands écrivains. yoo xam su ma la tuddaloon fii ay tur yoo xam participer nañ mais gagné wuñ ko. sax na nga naan mënul nekk. donc chaque année ñun ñi ngi ñaan yàlla may ñu gën ko mën a organiser nit ñi participer bari fu ne la ñuy jóge ci àdduna bi bon Canada France fu ne la ñuy jóge. tout à fait. mu nekk nag journée boo xamante ni dañ koy def ci mois de décembre. ci semaine bi Senghor làkkoo suuf. donc ñu koy def pour wane Senghor au moins li nga xamante ni ci wàllu culture wàllu poésie def na. tout à fait benn africain bu ko def. tout à fait léegi Cheikh benn sénégalais bu ko def. question bi may. loolu daf ñuy rendre honneur. ñu wane ni que Senghor mi que c'était le premier président parce que ku nekk sa liggéey. Senghor tey su fekkoon ni dafa tombeek génération internet bi tey ak milliards yi tey peut-être xëy na doon na def lu bari ba. tout à fait. mais mission am c'était pas une mission économique mission culturelle la woon parce que da doon defar dëkk du point de vue culturel. tout à fait. président bu nekk ak mission donc ñun suñu rôle mooy que ñu def de telle sorte que tubaab bi gën ko naw. gën ko naw gën a naw Sénégal ñun loolu moom moo ñu tax a jóg. waaw en tout cas Cheikh wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee depuis 2015 bi nga ko lancé maa ngi koy suivre ren wax dëgg yàlla ñëw naa seetaan remise de prix bi avec fekk fa le maire de Milan ak son adjoint mu ànd ak son adjoint di wax ne prix bi mu ngi gën a jël li ñuy wax daal événement culturel bokk na ci événement culturel dëkk bi xanaa rek man toujours dinaa la koy yàgg suñ autorité réew gis nañ ne monsieur l'ambassadeur bi nekk Rome gisoon nga daaw fa naa ñëwoon na mais yaakaar naa ne loolu son point de vue le personnel xam naa ne après dinaa la bàyyi nga wax ci yaakaar lu mel noonu politique culturelle bu Sénégal waroon nañ ci dugal seen loxo lu mel ni ministre de la culture bu Sénégal waaye aussi autorité sénégalaise yépp yu nekk fii ci Italie waroon nañ ci dugal seen loxo parce que suñuy wax suñ naan feccum xale liir dafa neex yaa jaa jàpp ca mbagg ma loolu wolof Njaay ko wax kon nag prix bi su amee benn ampleur ci àddina bi du Cheikh Tidiane Gaye rek la ko amal mais tout le peuple sénégalais la koy amal te nag lépp loo xam ne doomu Sénégal mu ngi koy def ci bitim réew yaakaar naa ne nguuru Sénégal war nañ ci jàpp mais Sénégal moom soo nekkul Sénégal rek amoo foofar rek kenn du la faale loolu wax dëgg yàlla lu ma métti lu wax nañ ci man ak yow xanaa rek nga ma bàyyi la nga wax ci sa point de vue ci mbir moomu ñu tëjee fii émission bi. waaw xam nga ñun moom laa la wax sànq ni la que ñun dañuy def xaaruñu gouvernement xaaruñu politique xaaruñu kenn. Sénégal ñoom xam nañu prix bi. le président de la République son excellence
monsieur Macky Sall a été bien informé. Donc première édition, deuxième édition, il a reçu nos lettres, xam na ni que prix bi existé na. Autant yeneen ministres yi fi jaar ay Mbagnick Ndiaye ak ñeneen ñun ñëpp xam nañu ils sont courant. mais kenn musu ci teew. waaw ñun ñëpp xam nañ ko bon ba ci les grands poètes sénégalais les grands écrivains ñi participer ñoom ñëpp. Donc ñun suñu rôle def nañ ko. État Sénégal comme ni ko ambassadeur waxit bu fi ñëwee en 2017. bu état Sénégal bëggee dugal loxo ñun terewul ko ko. parce que lu mu waroon a def la. ñu jóg ko di ko def. waaw mais nag mën nañu ni vraiment prix bi toll na ci dimension boo xamante ni vraiment dimension mondiale la. waa Cheikh man dama gis ren ci remise bi non gisuñ ci ambassadeur mais gisuñ ci aussi consul général bu Milan wax dëgg yàlla fu maire de Milan nekk ñuy wax culture africaine culture sénégalaise foog naa ne doon na rafet autorité yi teew ci. waa ñun xam nga comme laa la wax ni la ñun invité nañu ñëpp. comme li may wax rek xam nga kilifa bi nga invité yónnee ko lettre. ñëwul bu ñëwul xëy na dafa am bu ko jàpp. ba tax ñëwul. waaw mais mu tontu. mais ñun suñu devoir dañ koy def tout le temps. tout à fait année bu ñu demee ba jege remise cérémonie remise des prix dinañu inviter toutes les autorités. ok. ku ñëw. wasalaam. ñu dalal la. ku ñëwul am ngant boo ñu ko waxee ñu xam ne da nga am ngant. teewul nag du yàq dara ci li ñuy def parce que li ñuy def autorités yi seen présence daf koy rek wane ni que suñuy autorité ñu ngi fi. te je trouve bien ni que tey bu prix bi demee ba ambassadeur dem bay déplacé wu. nga xamante ni moo fi représenté l'état du Sénégal. loolu doy nañu. te may remercier Mamadou son excellence Mamadou Salihou Diouf muy ku baax. vraiment koo xamante ni moom foo ko soxlaa mu jóg. di ko ñaanal tamit mu gën fi yàgg. amiin yaa rabbi mën a doxal mission parce que liggéey bi ñu koy def. bu koy def tout à fait. donc ñun dañ koy sant vraiment di ko remercier ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni moom mi ngi koy def Italie. di ko ñaanal tamit liggéey boobu gën a dem ci kanam. gën a dem ci kanam li ñuy wax rek mooy que. ñi ngi fi di liggéey xaaruñu kenn. mais suñuy bunt tamit tëjuñu. ku ñëw daal tout à fait. bokk nga ku ñëw mën a participer ñu def de telle sorte que li nga xam sumb nañ ko te suñu intérêt réew donc tax ñu koy def. tout à fait. vraiment ñu continuer di ko liggéey di ko def parce que loolu rek moo ñu soxal te bu ñu nekkoon Sénégal tamit noonu lañ koy defee bàyyi. tout à fait. waaw mbokk yi xanaa di leen fàttali rek yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp ñu am ci tey gan gu mag muy suñu xarit suñu rakk Cheikh Tidiane Gaye nekk taalifkat ba noppi nekk conseiller municipal ca dëkk ba ñuy wax Arcoré ci boori Milan. avec Cheikh wax nañ jukki nañ ci lu gaaw nag jukki nañ suñu xelaat ci mbirum élection yi jub si yi ñu génn te nga xam ne parti Lega bu Matteo Salvini moo ko gagné waaye aussi waxtaan nañ ci mbirum participation des immigrés ci mbirum politique maanaam nekk candidat ba noppi dem voté ji Cheikh am na ci idée yu intéressant yoo xam ne bàyyi na wax na ko ci ñu terminé ak moom rek ci li nga xam ne moom la doon liggéey muy mbirum taalif poète ba jël benn prix bu mag ndeysaan tuddee ko Léopold Sédar Senghor chaque année di jox ay prix ay taalifkat yoo xam ne ñu ngi nekk fii ci Italie ak ci àddina bi yëpp parce que fépp ci àddina bi fi mu nekk nii nit ñi dinañ candidat wu waaw xanaa rek di ko gërëm di ko wax Cheikh ñu bàyyi la nga tàggoog suñ mbokk yi temps bi jot na xanaa ñu bàyyi la rek nga conclure jërëjëf. waa jërëjëf Baye maa ngi nuyu di ziar ñëpp ñi nga xamante ni vraiment suivre nañu. ci émission bi. di nuyu ñëpp di sant ñëpp. góor ak jigéen mag ak ndaw. di wax rek ñu ñaan ci weeru koor bi ñu nekk yàlla yóbbu ñu ci jàmm ba korité yàlla nangu ñaan yi. amiin yaa rabbi. vraiment wérde yi nangu julli yi suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ni ñoom tamit bokk ñoom ñoom diine. yàlla gën a def comme ni am Sénégal Senghor bëggoon ko ñeneen bëggoon ko. mooy rapport yi gën a ratax. Sénégal gën a mën a ànd séeréer beeg olof beeg tukkuleer beeg alpulaar bi ñëpp ànd na ndax Sénégal ci loolu lañ ko construire Sénégal dëkk la boo xamante ni amul xiiroo amul ngaayoo xamuñu kan mooy murit kuy tiijaan kuy xaadir xamuñu kan mooy catholique kan mooy jullit
kan mooy pël bi kan mooy leneen ak leneen ñëpp benn lañ Sénégal benn bopp la te kenn mënu ko xar ñaar kon yàlla mi nga xam dafa def jàmm ak ñi fa dëkk Cheikh Ahmed muy El Hadj Malick di Cheikh Ahmadou Bamba Khalifa Baye Niass ku lim juum muy dëkk boo xamante ni yàlla def na fa vraiment xéewal ñuy ñaan xéewal boobu gën a jëm kanam yàlla gën ko def jàmm nit ñi gën a mën a àndandoo yàlla gën su mën a wàcc xéew kon maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen di ñaan sénégalais fi mu nekk ci réew mi nga jàpp ni ambassadeur nga liggéey wane comportement boo xamante ni tubaab bi ak xeet bi munti doon bu la gisee naw la ndax bu la nawee naw Sénégal bu la nawee naw ni que Sénégal kat jox nañ la éducation loolu mooy suñu rôle te loolu moom mooy rôle ñi nga xamante ni ñu ngi fi nekk politique ak ñi nga xamante ni dañ fi nekk jiite kon nag yàlla nañu yàlla boole ñu nekk benn juboo àndandoo liggéey pour suñu Sénégal kanam jërëjëf. jërëjëf Cheikh sa conclusion rafet na mbokk yi donc ñu ngi jeexale ci ñaan yu am njëriñ yooyu di leen jox rendez-vous ci rajo defaral suñu bopp émission bi ñu ngi ko tuddee jàmm laa pàcce parce que wax dëgg yàlla mbirum jàmm rek moo ni ko Cheikh waxee moo war a am ci àddina bi moo war a am aussi ci biir communauté sénégalaise bi jërëjëf mbokk yi seen xarit Baye Diouf fii ci Milan ci rajo defaral suñu bopp ba beneen yoon jërëjëf.